waa kay man la Khalifa Gueye chef de service exploitation ok. jërëjëf monsieur Gueye ñu gis ne le transport ubbi nañ ko wàllum dem ak dikk bi ubbi nañ ko et ceci depuis hier ay boori 6 heures du matin ñu nekk itam dans un contexte de pandémie mondiale avec notamment coronavirus bi nga xamante ne moom moo fi nekk. On dit que la bataille continue ndax it nag il faut ñu xeex jàngoro jule ñu gis ne boo maraîcher nekk na foo xamante ne nii ñiy dem ak a dikk dinañ fi ñëw lu bari nga jël saay oto ñu bëggoon a xam foofu noonu ndax jël ngeen matuwaay yëpp pour protéger nit ñi ci jàngoro yi Covid 19. ok maa ngi leen di gërëm depuis ni ñu ko waxee rek ba barke démb ubbi nañ garage bi mais ubbi nañ ko mais nag li ci ëpp solo mooy ñu respecter mesures barrières yooyu ñuy wax. Bon xam nga la veille avant ñu koy ubbi am nañ visite monsieur le ministre des transports te indilaale nañu 10 000 masques yoo xam ne président de la république moo ko jënd jox ñu ko ñu jëlaale aussi li nga xam ne moom la direction générale jël boole ko ci donc masques yi mu ngi fii bon gel yi aussi mayaale nañ mais jëndaale nañu bon am nañ fi aussi ay kiiwu lavage ci point yëpp yooyu yëpp aussi pour le moment indi nañ ko. Bon ñu ngi aussi jël ay nit ñoo xam ne ñoom ñooy sensibiliser voyageurs yi ak aussi dawalkatu oto yeex apprenti yeex coxeurs yi yooyu daal xam naa ne pour le moment garage bi matle na ci masque yi am na. nee nañ aussi la police qui est là avec nous que ne képp ku fi bëgg a dugg te yoroo masque bu mu dugg képp ku yor masque aussi du dugg na nga raxas say loxo kee yi aussi ci terminaux yi képp ku ñëw di jël oto. di nga fa fekk ay régulateurs yoo xam ne ñoom ñooy jël manifeste bi jël sa information yëpp sa tour sa sant sa téléphone sa numéro carte d'identité ak destination bi muy manifeste yi nga xam ne mooy lu bees. manifeste yooyu nag laa doon wax ne xëy na du lu bees ci ñun ndax période feebaru Ebola bi ba mu amee ñun commencé woon nañ ko ak oto yi dem Guinée Linkiring ak yooyu yëpp manifeste yooyu daal on tient beaucoup parce que moo ñuy may ñu identifier. pour que mari day taali tey bu amoon benn cas ci benn oto ñun dinañ mën a identifier ñi duggoon ci oto bi yëpp ak chauffeur bi ak yëpp daal donc pour le moment ci mesure barrière yi foofu lañ toll foofu lañ toll. naa ne loolu aussi am na solo ñu bëggoon a xam aussi ci au niveau des voitures ci oto ci boppam ak passagers yi naka ngeen di def pour faire respecter distanciation physique bi su fekkee ne bien sûr loolu bokk na ci exigence yi ngeen di xamante ne moom ngeen di defal passagers yi. waa xam nga loolu boo xoolee. boo génnee léegi sax ci 7 places yi changé wul donc 7 places yi ñu ngi yeb ba léegi nombre 7 maa ngi déglu barke démb rek ci proposition directeur général bi li mu doon wax muy que ne 7 places yi su fekkoon da nga wàññi place bi ci digg bi ñaar toog ci ginnaaw chauffeur bi place ba ca ginnaaw nga wàññi kenn aussi ñaar toog ci ginnaaw léegi nag pour que oto bi wala chauffeur bi bañ a loru nga jël passe boobu séddale ko yokkaale passe bi provisoirement parce que nit ki aussi mu nekk en sécurité voyager respecter distance bi ci biir oto bi moo gën ñu tàncaloo ba egg fa ñu jëm bu doonte dañuy yokk téeméer ci sa passe sax jar na ko pour moo tax proposition boobu mu def démb man rafetlu naa ko parce que tamit distanciation fokk ñu respecté ko mais bu fekkee oto 7 places day continuer ak 7 places mais ñoom ñëpp dañuy kolante ba keroog ñuy egg moo tax aussi ma bëggoon ñu bàyyi xel ci proposition boobu ñuy def ndax du lor chauffeur bi du lor client bi santé amul prix client bi bu dee dañuy yokk 300 francs ci paasam te aussi chauffeur bi ñu jox ko nga xam ne day mel ni valeur u 7 places ya la defe naa kenn du loru moo tax proposition boobu daal man ànd naa ci. par rapport ak yokk paas yi ngeen wax foofu noonu tamit gis nañ ay voyageurs yoo xamante ne xëy na neexu leen ndax gis nañ ci ay articles yu jot a dugg ci wàllug site en ligne yi foofu aussi ndax loolu noonu teniroon ngeen ko en compte avant ngeen di yokk paas yi ndax dina jàppandal maanaam pour ñi nga xamante ne nii ñoo bëgg a tukki. non kooku moom teniruñ ko en compte c'est-à-dire du ñun ñooy yokk paas du ñun ñooy wàññi paas maanaam sañu xalaat rek la ñu am. di ko émettre mais dañ ne pour que distanciation bi ñu mën ko respecter il faut que nag ñu am fu ñu wàññi pour nit ñi ndax ñun ñi daan toog ci banc bi ñun kese di juróom buñ bëgg a respecter distance yi il faut que ñu wàññi kenn wala ñaar mais nag pour ñu wàññi kenn wala ñaar ci oto chauffeur bi daan wax ne man kat chaque voyage daañ naa am lii pour que moom mu nangu ko il faut ñu compenser ko dara loolu laa wax mais nag fii ci garage bi moom yokk paas kenn du ko fi def te autorisé wuñ ko léegi nag pour ñu éviter chauffeur yi wàññi paas wala keneen wàññi paas yokk paas
képp ku ko fi def manifeste bi lay génne gaar bi doo ko am te moom bi doo ko am donc nag loolu la ñu waxtaan te defe naa ne aussi chauffeurs yi ànd nañ ceex ñun te ndax li ñu toog yàgg na duñ fi indi lenn loo xam ne day indeeti xuloo moo tax tamit ñun ñu leen di gën a sensibiliser ndax gaar bi bañ koy tëj feebar a taxoon ñu tëj ko tey mardi tali bu ñu toogoon ba feebar feeñ fi wala ay cas am fi dañuy obligé tëjaat gaar bi moo tax ñoom ñu ngi ñuy jàppale pour ñuy sensibiliser voyageurs yi di respecter li nga xam ne mooy mesures yi ñoom ñëpp tey ci suba kenn ku ne di nga gis dara lu kiiwul nga ñëw wooma ñu ànd ak alkaati ñu dox ko ba wax dëgg yàlla ñu ngi am yaakaar ne daal gaar bi dina wéy dina continuer. chauffeur yi aussi wax nga sànq ne da ngeen defal ay sensibilisation ñu bëggoon a xam quoi exactement balaa ñuy dugg ci beneen laaj. pour sensibilisation yi moo du dara lu dul feebar baa ngi fi nañu respecter mesures barrières yi nañu comporter wu nii nañuy raxas seen loxo bon foofu du waxuma la chauffeur yi mais képp kuy nit dugg ci garage bi rek ñu ngi la koy defal am nañ fi aussi ay rajo direction bi yoo xam ne buñ taalee ñëpp dinañ koy yëg léeg-léeg spot yooyu nga daan dégg sax ci télé bi am na yuñ ci dugal muy wax pour ñu rappeler ñi fi nekk lan ku ci nekk naka nga war a def yooyu daal ñun ñu ngi ci wax dëgg yàlla. chauffeur yi dañoo nekk en quelque sorte seen i ambassadeur ci oto yi nga xamante ne ni moom la ñuy dugg di ñoom sax seen jëmi bopp war nañoo mën a retourner wu di sensibiliser ñi nga xamante ne ñoom lañ yàpp seen oto yi pour ñu respecter mesures barrières yi beneen laaj bi mooy que ni ku ne chauffeur wax oto te ku ne oto wax parfois accident yi maara day taale dañ koy gis lu bëri ci yoon yi ñu bëggoon a xam foofu aussi ndax def ngeen ci sensibilisation parce que gis nañ ne depuis pandémie dugg fi transport yi wàññeeku na et donc évidemment accident yi amatul ndax foofu aussi accès ngeen fa benn communication boo xamante day tax chauffeur yi di daw ndànk aussi di dal ndànk. waaw kooku tak dañ ci liggéey ak président regroupement yi parce que ñoom ñu ngi ci garage bi woo nañ leen sensibiliser waxtaan ak ñoom aussi defe naa constitué nañ seeni équipe di waxtaan ak chauffeur yi ci accident yi parce que tamit constat bi nit ñi def mooy bi pandémie bi amee ba tey gisatuñ accident donc bu chauffeur yi oto yi ñëwaatee garage yi ubbi accident yi bu naree commencé dañ naan donc ci transport bi la amee woon moo tax nag ñu ngi waxtaan ak nit ñi pour ñu def ndànk amaat beneen conscience boo xam ne dinañ fexe ba accident yi kenn dootu ko dégg regroupement yi nag ñun ñu ngi leen di assister ñu ñuy assister pour que ñu àndandoo sensibiliser ñëpp ba nga xam ne macha allah duñ fi gisati accident yooyu ok. ñu bàyyi la nga joxe say kàddu yu mujj. merci madame maa ngi leen di gërëm bu baax sax.